téléspectateurs yi ñu yàgg topp di ñu seetaan chers internautes yi nga xam ne dañu jóg di topp KSTV di ñu suivre partout ñu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 13 nawetaan nag ku ko wax football l'œil de la lune mooy ñëw fii ci Parcelles Assainies unité 13 précisément ASC Bokk Jëf pour ñëw couvrir seen open press avant seen finale bi nga xam ne war nañ ko jouer contre Am Jom li nga xam ne mooy mardi bii di ñëw incha allah KSTV la ci l'œil de la lune. chers internautes de KSTV tey nag l'œil de la lune moo ngi fii ci Parcelles Assainies unité 13 ñu fekk ci waa ASC Bokk Jëf ñu nekk nag di préparer seen finale bii di coupe journal te ku ne xam na ni dem finale mbégte la looloo waral koo dajal ci koñ bi ba ñi ngay njëkk a gis ndax kontaan ak xol yu sedd te sax waa Bokk Jëf gëj nañu finalu depuis 2015 te équipe adversaire bi moo ngi soog a dem finale kon boobule finale narul yomb ci loolu seeni supporters takku taxaw fas yéene jàppale seen équipe mu jël lii di coupe journal boobule daal di décorer seen koñ ba mu rafet lool ak seen couleur yu yànj sax di bleu blanc ci décor boobu bàyyi wu ñu pëna bàyyi wu ñu mur mën naa ni daal lépp bleu blanc la. chers téléspectateurs yi ñuy topp ci KSTV ñi ngi fii ci Parcelles Assainies unité 13 précisément ASC Bokk Jëf ñuy wax ak ki nga xam ne mooy seen président supporter bi sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay seen naam. tur bi naka la. Cheikh Bamba. Cheikh Bamba ñu fekk la fii ci koñu ASC Bokk Jëf di préparer finale mook Am Jom naka ngeen di préparer seen finale en tant que président wu supporteru ASC Bokk Jëf. waaw ginnaaw mu nuyoo yëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi sant groupe ASC Bokk Jëf di sant ñëpp su ko ba suuf waaw comme bis rek xam ñu moom bis moom tamit bis jaaxaluñu waaw tamit moom tamit dëgg la tamit ñun yàgg nañu final mais tamit gën nañ final tamit waaw comme maanaam bis bi tamit xam nga dafay jar bis loo xam te ne xam nga jaral nañu ko bu wéree pour bis bi nii waaw parce que ñu tamit bi mooy suñu bis boo xam te ne moom fu ñu ko teg rek xam nga fu ñu ko natt rek xam nga yow weesu na foofu quoi waaw. ban année la Bokk Jëf gëj a dem final. moo xool ay 2015 la gëj a dem final. 2015 ba léegi kon ce qui veut dire que gëj ngeen peinture. waaw gëj ngeen peinture gisoo peinture sax dafa xawoon fuur yi sax peinture ma xawoon na fuur yi finalement xam nga depuis boobu léegi xam nga gars yi daw di xam nga di lijjanti ba finalement xam nga ren di xam nga loo ko yàlla dogal quoi. Mame Bamba ma laaj la ndax ASC Bokk Jëf pare na pour jël final bi. waaw saa yi moom pare nañ pour jël final bi moom waaw ñu ngi modifié booy yi xam nga su ma xam nga di modifié xam nga supporters yi xam nga si non violence waaw suñu ko ni moom pare nañ moom. keroog bi ñu demee unité 18 fekk nañ fa président supporters yi wax na ci affaire non violence en tant que président supporter lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay topp di leen suivre ASC Bokk lan nga leen di wax ci non violence. non violence moom baaxul fenn non violence moom wax dëgg yàlla man sax dama koy xeex waaw des fois dañuy woote réunion chaque jour xam nga di woo booy supporters yi xam nga di leen sonju xam nga nu ñu war a préparer match bi nu ñu war a demee stade xam nga bu nee stade tamit nu ñu war a toogee non violence tamit parce que violence xam nga baaxul ci dara violence su lu mu dugg rek baaxul waaw damay ñaax suñu supporters yi mobilisation yi mobilisé wu xam nga bañ a def xam nga affaire de violence xam nga ñoo teg affaire ci cadre football incha allah yàlla xam nga borom mooy ñu ndam quoi. dernier mot ban message ngay lancé supporter Bokk Jëf yi ak lan nga leen di wax pour bu ñuy ñëw final bi ñu indaale ko. waaw dara ñu waajal rek xam nga yar ak teggin xam nga ñoo pour seen ASC xam nga ca kanam xam nga ñu xam nga gañ Am Jom xam nga ndam bu seddu guy waaw incha allah loolu la ñaan supporter yëpp daal. ñu ngi souhaité ASC Bokk Jëf bonne chance ci final bi mardi. donc lan ngay wax waa KSTV. waaw waa KSTV moom xam nga ñoo leen di sant ñu leen di gërëm waaw seen taxawaay wax dëgg yàlla boo neexoon tamit xam nga ngeen affaire yi xam nga dañ koy yemal si benn côté mais fépp ngeen dem wax dëgg yàlla seen liggéey bi rafet na waaw ñu leen di jaajëfal xam nga di leen bëggee wér a wér di yokk borom xam nga xéewal xam nga affaire yi xam nga dem ba saawan baawaan waaw. merci beaucoup Bamba. merci waay. ginnaaw bi ñu jógee ci ki nga xam ne mooy Bamba ñu ngi nii ak Elias nekk benn ancien boo xam ne xam na Bokk Jëf trop grand maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Aliou. yow yaay Elias ñu fekk la fii ci unité 13 ci dessin bu rafet bu ASC Bokk Jëf bi. bi nga yëgee Bokk Jëf dem na final ban impression la def. contentement bu rëy ndaxte 2015 la ñu ko jóg final n'est-ce pas dafay yàgg presque boo xam te ñun ñooy chef yi zone 8B Parcelles Assainies yëpp ku ne xam ne Bokk Jëf liñ fi def dañu final ba national pop n'est-ce pas en 2004 ba Diourbel liñ fi def dafa tege donc final bi lu fort la su ñun dañ ko fonk dañ ciy topp man li ma njëkk a neex sa mooy télévision bu bees bu ñëw indil loolu mosuñu ko am loolu lu bees tàq la Aliou donc ñu gërëm la ci ndax doomu fii nga boo ñu indilee télévision fii loolu yow sa las njëkk a gërëm merci donc loolu
lu fort la si ñun te fonk nañ ko tey dinañu gën a ñokk njaax boo xoolee xam ni boo nañ gën filmé nga xam ne que préparé nañ ko te caaxaan nañ ci dëgg-dëgg. Grand Elias ban impression nga am ci est-ce que yow gis nga ni Bokk Jëf dina jël final bi. waaw xam nga Bokk Jëf moom du dëgg moom du équipe bu ndaw boo xam ne que bu demee final du demul final pour perdre ñun parce que ñun ku ne xam na ni ay ndaanaan lañu ay ndaanaan ñoo fi yàgg a jaar incha allah te final bi dañ koy final ñoo xam ne que bon am jom ñu sérieux la ñu non kii waaw ñu am kii la ñu mais discipline boobu ñun dañu engagé moo tax ñu engagé à 100% te incha allah ak engagement bu ñu Bamba mi waxoon sànq ak ñeneen ak man mi incha allah bu soobee yàlla on va remporter la. ban message ngay lancé supporter Bokk Jëf yi nga xam ne dañuy ñëw final ba mardi incha allah. mooy message bi dama koy boole si ñoom ñaar ñëpp supporter xam nga l'arrogance ak kii loolu c'est l'arme des faibles remonde ak yooyu ak kii jëlu la dara football da nga koy football terrain bi nga am dara du dëgg te man dama wóolu sama poulain yi loolu tax xam naa ni incha allah nañ dal bu soobee yàlla ñu organiser ko final bi dans la discipline totale ak yar bu ñuy football ku nekk ñibbi si jàmm ak salaam loolu rek la loolu laay lancé loolu laa gëm te loolu lay demee bu soobee yàlla. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm lan ngay wax chaîne YouTube bi fi ñëw muy KSTV. kontaan ci parce que nee naa la wax sànq ci c'est la première fois man d'abord sax ma taxaw ci télévision di expliquer ba pare lu ma ñor loo xam ne fa laa bokk aduna yow sax yaa ko waral mais nag aussi tam yéen yàlla nay jëm kanam ndax addina noonu la. addina da ngay créer ay préféré parce que xam nga waaw da ngay innovation bi kontaan naa ci en tout cas merci voilà. ñu ngi souhaité waa ASC Bokk Jëf yëpp bonne chance ci finale bi mardi. KSTV la woon première partie l'œil de la lune donc ñu dem dikkaat à tout à l'heure. chers internautes yi ñuy topp tout le temps di ñu suivre ci KSTV ñu ngi fi ci Parcelles Assainies unité 13 ñu fekk fi kenn koo xam ne ku am connaissance la ci ASC Bokk Jëf grand tour bi naka la. oui man maa ngi tudd Sidi Diarra. Sidi Diarra ñu fekk la fii unité 13 ñu ne Bokk Jëf dafa qualifié final naka ngeen di préparer final bi. waaw di ko waaj comme d'habitude rek parce que bis moom bu dee bis rek Bokk Jëf tàmm na ko wax dëgg yàlla yàgg nañ dem ci ay bis yu mag yu gën a mag sax lii nag lu ñu doon xaar la depuis jamono yi yëpp parce que mën nañu génération par génération la ñun suñu génération peut-être def nañ lu bari peut-être booy lañ doon gunge pour ñu def lii tam kon lii bett ñu quoi lu rafet la lu ñu yaakaaroon la tamit quoi lu ñuy débuter nawetaan. ASC Bokk Jëf dem final gëj a peinture gëj a def compétition trop. ban sentiment nga am ci loolu le fait que Bokk Jëf qualifié final ak yow mi nga xam ne ancien nga ci club bi est-ce que gis nga engouement fii ci Parcelles unité 13. waaw mbégte la parce que ñun bu mënee ñun yëkkati nañu coupe yëkkatiwaat ko quoi rêve bi ñu amoon mooy suñu rax yi tamit def ko quoi pareillement comme ñun. waaw lii nag gëjoon na am depuis 2015 su ma juumul ba tey ñu ngi koy door a amaat zone bi nag kenn naatable wuñu ñëpp xam nañu ASC bu mag la ñu yore. mën nga ma wax palmarès ASC Bokk Jëf. waaw palmarès am mën naa la ci wax lu bari waaw tey lu ma ci gën a marqué man li ma ci gën a reconnaître mooy année bi ñuy dem phase nationale wax dëgg yàlla. Bokk Jëf joué na phase nationale. waaw dem nañ phase nationale fii joué ak ASC Kaolack su ma juumul waaw. joué nañ ak ñoom ñoo ñu dóor par final nag. loolu ban année la. waaw loolu si je me rappelle très bien ay 2002 waaw j'espère que heure boobu la woon 2002 la woon lañ ko joué woon. waaw joué woon nawetaan bu mag nag année boobu ñu yoroon aussi équipe bu mag bu baax wax dëgg yàlla. parce que joué woon nañ coupe du maire ba finale phase nationale vraiment 4 bi xaw ma 5 bi la ñu encaissé woon xam nga loolu équipe bu mag moo koy def waaw loolu. violence bi dafa bëri ci nawetaan nan ngay wax supporters yi war a ñëw seetaan si final bi ak ban message nga leen di envoyé pour ñoom bu ñu fay ñëwee ñu bañ a def violence. waaw violence xanaa ñu xool ci léegi magu parcelles yi ni ñuy doxee rek parce que parcelle moom léegi secteur yëpp Baye Fall moo fi am esprit Baye Fall bi la ñuy demee ñun ñëpp que ce soit nga nekk Mouride wala nga nekk Tidiane mais même esprit bi la ñuy doxee ñun ñëpp dañu bokk ndey bokk baay dañuy jouer nawetaan di bokk ñaari ASC yu bokk ay supporters regroupés di partager même chose di waxtaan di tooñante ba nawetaan bi jeex noonu lañ ko doon dundee quoi. léegi looy wax booy bu ñu ñëwee ñu bañ a def violence. booy ñu def fair play rek xam ne ñoom ñoo dëkk seen biir waaw Bokk Jëf moom xam nañ leen ci fair play wax dëgg yàlla mën nañ def ambiance mais xeex moom peut-être ku leen ci woo peut-être ñu wuyu si la si mais du lu ñuy njëkkee ñoom tout le temps quoi wax dëgg yàlla. Sidi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm lan ngay wax waa chaîne KSTV. KSTV xanaa kontaan ci ñoom nag wax dëgg yàlla lii moom lu ñuy dundal la
lu bokk si ñun la parce que tamit lii dafa neex am nawetaan ñu ñëw yëg la jóge fi ngeen jóge ñëw ba fii fekk si ñu wax dëgg yàlla te ay jeunes rek laa ci gis lu ñuy rafetlu la bu baax a baax di ñaan yàlla mu gën a dolli gën a nekk ba mu nekk ay télé ah incha allah. ñu ngi lay sant bu baax Sidi di la gërëm bu baax kon sama technicien gis nga foofu la ñuy tàggalikoo première partie bi l'œil de la lune dem terrain fekk ASC Bokk Jëf ñuy entraîné je pense que kenn du leen ko nettali ñu dem. waaw merci beaucoup Aline Diop ñoo ngi nii ba tey ñu ngi parcelle unité 13 ak waa ASC Bokk Jëf xanaa rek di nuyu soxna si nuyu nañ la. fay nañ la soxna si. yow noo tudd. maa ngi tudd Ndeye Aram Gueye. Ndeye Aram Gueye yow lan nga ci ASC bi. man membre laa ci ASC bi ñun daal ñooy togg regroupement bi aussi di jigéenu ASC Bokk Jëf waaw. yéen ay jigéenu bokk nga ci jigéenu ASC bi regroupement yi aussi yéen a koy gérer macha allah yow looy wax tey seen final bi c'est noonu lañ koy préparé. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne final bi ñu koy préparé ak calmement parce que instant bi jëlewuñu ko dëgg la am jom tamit équipe bu mag la mais lépp rek dañ ko bëgg a def ci fair play dem stade ñaan yàlla may ñu ndam incha allah rabbi ñu def lépp ci fair play bañ a indi violence. def lépp ci fair play fi nga wax noonu laa lay rejoindre am na solo parce que bu ñu nee nawetaan nag gars yi dañ naan nawetaan non violence xam nga foofu la ñuy pointé wu carrément yow looy wax supporters yi ak ci non violence bi noonu nu ñuy ñëwee. waaw di wax supporter wu ASC Bokk Jëf yi ñu def dal def yaru def tey ñun ñëpp àndandoo dem stade seetaani yàlla may ñu ndam ñu ñibbi si waat nànk ku nekk dem ñibbi incha allah. am na solo yàlla may ñu ndam yéen gën ngeen dem final de wala. pourtant chaque 3 ans dañuy dem final mais dañoo gëj a jël coupe depuis 2005 mais nag chaque 3 ans dañuy dem final te ren moom dañuy ñaan yàlla jël coupe bi incha allah. macha allah loolu am na solo looy ñaanal gars yi nag sa waa ASC. waaw di leen ñaanal gudd fan wér gu yaram ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko ba mën a dem stade incha allah rabbi. loolu am na solo macha allah di ñaanal nee na waa ASC bi gudd fan fekke tal ba jour match ba ñu dem jouer ci jàmm def lépp ci fair play loolu am na solo trop macha allah waa kon ñu ngi lay remercier di la wax rek looy wax waa KS TV. waaw di leen wax ne vraiment kontaan naa si yéen seen liggéey rafet na fa dëgg yàlla maa ngi leen di suivre si Facebook bi macha allah seen liggéey naas na trop vraiment. merci beaucoup yow tamit ñu ngi lay remercier bu baax Ali merci beaucoup waa Alioune Diop xanaa di la delloo sa micro rek xam naa di la wax ba ci kanam incha allah. chers téléspectateurs yi sànq ba léegi yéen a ñuy topp fii nga xamante ne mooy KSTV dem nañu ginnaaw bi ñu interviewé ñi nga xamante ne ñoom ñooy comité supporter bi président supporter bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy assisté di gunge équipe bi ñi ngi fii ci terrain ASC Bokk Jëf yéen a ngi dégg animation bi donc ce qui montre que ASC Bokk Jëf mi ngi pare finalam comme il faut à 3 jours de la finale Bokk Jëf pare na te ñëw nañ gis nañ terrain bi mobilisation beeg yëpp donc dañuy dem ci biir wan leen li fi xew ak ñi nga xam ne ñoom la waa ASC Bokk Jëf di préparer seen finale ci seen dernier entraînement. ñu ngi nii ak ki nga xam ne moom mooy seen entraîneur sëñ maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ bi. tur bi naka la. Papa Dieng. Papa Dieng yow yaay yow entraîneur ASC Bokk Jëf naka ngay préparer final bi nga xam ne moom la ASC Bokk Jëf war a jouer ak Am Ndiok. waaw final bi moom ñu ngi koy préparer rek comme ni mu débuté woon suñu nawetaan bi ñuy débuté dañu commencé woon ak xale yi si li nga xamante ni mooy dynamique bi ñu war a préparer jour pour mu ñëw préparer pour nekk en bonne forme xam nga si dynamique boobu lañ nekkoon booba tey yàlla suturaal ñu ba ñu egsi en final bon kon duñu def rek lu dul ni ñu commencé woon rek loolu la ñuy ñëw terminer ko suñu saison ba egg final lu ñu yàlla may rek ñu xam ne tamit aussi loolu la quoi. Papa Dieng gis nañ Bokk Jëf gëj na dem final nee nañ depuis 2015 ban sentiment ak ban yëg-yëg nga am le fait que Bokk Jëf qualifié final war a jouer mardi ak Am Ndiok. waaw gëj nañ ko jël bon ça fait su ma jumul ça fait 13 ans ngi nii
yoo xamante ne coupe dugagul ci quartier bi mais ci biir 13 ans yi gars yi am nañ ci 3 fois yoo xamante ne fu mu lañ ko final di ko perte bii mooy seen 4e fois ci nga xamante ne nii ñu ngi koy final ci biir 13 ans yi et ñi ñaan yàlla suñu borom yi nga xamante ne moo ñu ko doon xañ bon wii ba mu yombalal ñu ko may ñu ko parce que gars yi soxla nañ ko namm nañ ko trop vraiment te liggéey nañ lu tax loo xamante ni ñu egg ci final kon je pense que liggéey nañ loo xamante ne moo doon ñoo mën a may coupe quoi. keroog dem naa ci ASC am jom defal leen interview mais grand est-ce que pare nga est-ce que sérieusement pare nga pour jëlal coupe bi ASC Bokk Jëf. non pare naa yàgg na yàlla rek laay xaar fi mu toll nii yàlla rek laay déglu fi mu toll nii mais man moom bu dee pare rek pare naa yàgg na amatuma dara lu may xaar wala dara lu may lu ñu doon liggéey nañ ko ba pare fi mu toll nii fii ak ñaari fan moo ci des match bi ñëw pare nañ li ñu doon def li ñu waroon liggéey yëpp liggéey nañ ko fi mu toll nii ay complément la pour bañ booy toog mënoon leen sax bàyyi instant bi ñu dem récupérer ji mais pour bañ ñu toog moo tax ñu indi leen di leen defal ay tuuti séance yoo xamante ni seen tànk yi dina ñëwaat dina tàngaat tuuti quoi. xam nga entraîneur presque psychologue la yow sa boy yi sa joueur yi si boppam est-ce que gis nga seen bopp que ne boy yi pare nañ est-ce que boy yi pare nañ. non booy pare nañ booy ñoo ma gën a pare sax gëm-gëm bi ma am man gëm naa ne booy di football am nañ gëm-gëm bu ko ëpp parce que ñooñu ma ko woon depuis le début ba fi mu toll nii kon doo am dara lu ciy wàññeeku vraiment amuñu dara. en tant que entraîneur Bokk Jëf lan ngay wax ci non violence parce que gis nañ ne nawetaan dafa bëri violence ban appel ngay def supporters yi war a ñëw seetaan si final bi incha allah mardi contre Am Jom. d'abord loolu moom dama ci njëkk a commencé suñu côté suñu supporters ma leen di ñaan rek di leen wax rek ne lii football rek la mënul weesu football nawetaan la aussi quoi li gën a tuuti ci footballu Sénégal fii championnat moo fi am après championnat bu ñu ko footballee leneen li ñuy wax mooy nawetaan sinon ay centre ñoo fi am yoo xamante ni dañuy compétir kon nawetaan bi bon waruñu si indi benn affaire boo xamante ni day ñaaw pour suba ñeneen ñi war a ñëw football ko ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo war a ñëw pour organiser ko ak ñi nga xamante ne ñoo war a ñëw pour supporter ko il faut ñun ñi nga xamante ne ñoo egg final yi ñaari équipe yëpp ñu am benn melokaan boo xamante ni moom la ñuy ñëw si stade bi ñu wane ko ba supporters yi ñeme ñuy organiser am sañ-sañu di organiser saa su ne pour nawetaan bi di gën a jëm ci kanam parce que jour bu ne fi ngay débuté fi ngay commencé kon fi ngay débuté muy nawetaan waruloo ko saboté waruloo ko yàq weesu nañ foofu si jamono yi ay violence vraiment ñun waa Bokk Jëf moom weesu nañ si dimension boobu quoi léegi ñu ngi si yeneen dimension yoo xamante ni lu dundal football la ak lu koy yokk kanam quoi très sincèrement. chers téléspectateurs dégg ngeen li nga xam ne moom la entraîneur ASC Bokk Jëf wax muy Papa Dieng li mu wax nag leer na nee na supporters yi nañ ñëw dans la sportivité et le fair play ñu jouer une belle finale puisque finale c'est une fête donc ñu ngi souhaité ñëpp bonne chance ñu ngi souhaité bonne chance ASC Bokk Jëf comme ni ñu ko souhaité loolu ñeneen ñi KSTV loolu fii si Parcelles Assainies unité 13. chers téléspectateurs yi ñuy topp boobu ba tey ci KSTV l'œil de la lune la fii nga xamante ne moom mooy terrain Bokk Jëf ñu ngi nii toog ak vice président ASC Bokk Jëf sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu wër. tur bi naka la. Banju Bayo lañ may wax. Banju ñu ngi lay ziar bu baax ñu fekk la fii ci terrain ASC Bokk Jëf dem final ak Am Jom di ko préparé ban yëg-yëg nga am ci Bokk Jëf finalam bi muy waaj a joué mook Am Jom à 3 jours. kontaan rek ak bëgg si xale yi di bëgg aussi comme gëj nañ dem final dañoo perte ay final yu bëri 2015 dañu mujjee perte benn final léegi 2018 yàlla dogal ñu dem final liñ si namm rek mooy borom bi subhaanahu wa taala jàppale ñu ba ñu jël coupe bi daal. kon mel na ni ASC Bokk Jëf gëj na peinture koñam trop ndax nee nga 2015 la gëjoon finalu ñàkk ko donc mën nañ ne ren 2019 bii 2018 la Bokk Jëf qualifié ñëw 2019 qualifié final en tant que vice président grand est-ce que pression bi bëriwul. non ñun miin nañ final parce que joué nañ 9 final nekk champion zonal nekk champion départemental nekkat champion régional dem final phase nationale perte ko donc ñun yi tàmm nañ ko xanaa kay pour jël bi mais tàmm nañ ñëw des fois xam nga année yi yëpp dañuy perte mais moo tax cette année ñu def mobilisation bu forte pour que afin que ñu mën a jël li nga xamante ni mooy édition 2019 bi. ñu ñëw fii terrain unité 13 fekk mu bëri nit trop fekk nañ fi animation fekk fi tamit âge bu ne xale mag ndaw góor ak jigéen ñëpp ñëw di wane seen contentement yow mi nga xam ne yaay vice président ASC Bokk Jëf est-ce que say joueurs yi nga xam ne yaa leen présider gis nga ni booy est-ce que mentalement ils sont prêts est-ce que psychologiquement ils sont prêts pour jox Bokk Jëf coupe depuis 2005 la gëj a jël coupe est-ce que ñii pare nañ pour jël coupe. man je sais que le moral est très bon actuellement ñoom mun naa wax ni sax yenn wuñu match bi parce que final
xëy na boo si musul egg la mais comme ñun yàgg la dogal na ay yoon ñu ngi finalu ñoom ñoo ñu gën a féex sax mun naa wax sax supporters yi ñoo koy mais au niveau des joueurs ñoom ils ont le moral très bon daal. am nañ moral bu baax mais dañoo seetlu vice président nawetaan dafa bëri violence trop yow mi nga xam ne joué nga nawetaan ba bàyyi yow mi nga xam ne yaa nekk tey vice président ASC Bokk Jëf ban message ngay lancé supporter Bokk Jëf yi war a dem mardi ci final bi. message de fair play laay lancé parce que ndam li du génn Parcelles unité 18 unité 13 xëy na xale yi ñoo xamul histoire bi mais lu yàgg la oui donc booy xool même xam naa ni bi nga defee sa interview yi fële wax nañ la ko amoon na ñun ay joueurs yoo xamante ni 18 lañ dëkkoon doon football Bokk Jëf donc def nañ lépp ci ASC bi te présidente bi aussi sama jigéen la ça fait plus de 17 ans donc loolu lu yàgg la moo tax may bëgg à chaque fois ñuy xamaloo xale yi di leen xamal leen 18 ak 13 yëpp benn la final la il faut que ñu jouer que dans le fair play dans la plus grande sportivité que le meilleur gagne daal. fi grand bi daanelee laay wax na dans le fair play ak dans la sportivité kon yow mi nga xam ne yaay dem stade comme ni ñu ko defee woon pour seetaan ASC Bokk Jëf ñu ngi leen di wax li leen grand bi wax ngeen ñëw non violence def li nga xamante ne bi moom mooy fair play et que le meilleur gagne maa ngi lay tàggu foofu grand di la wax lan ngay wax ci suñu chaîne bi di KSCV. non KSCV xanaa de macha allah di leen sant di ñaan yàlla ren ba fii ak dëwën ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nekk affaire bu ample boo xamante ni day siiw un peu partout dans le monde ba ñu nit ñi nga xam ne ñu ngi à l'étranger di ko mën a suivre di leen jaajëfal bu baax di ñaan yàlla yokk sutura gi ak xéewal gi ba dëwën ñu nekk yéen a ngi bokk ci parmi les grandes chaînes de télévision du Sénégal. incha allah dégg ngeen li ñu grand bi ñaanal donc yéen téléspectateur KSCV bi ñu ngi woon fii nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies unité 13 terrain ASC Bokk Jëf doon assister ci seen open press bi neex na trop ndax sama technicien yi ñi ngi yëngal tànk donc ce qui veut dire que affaire bi neex na ñi ngi woon fii ci Parcelles. waaw monsieur Modou Niang supporter de l'ASC Bokk Jëf waaw question bi nga ma laaj nag moom vraiment tontu kii moom dinaa ci sawar lool parce que Bokk Jëf gëjul dem final Bokk Jëf mi ngi dem final day perte final Bokk Jëf perte na 4 à 5 final depuis 2005 ak léegi donc ñun gëj ñu dem final du final bi moo ñu intéressé mais coupe bi léegi moo ñu intéressé coupe la ñu ndam rek waaye nag dañu am benn slogan bu bees bu jeexee jeex na on est très engagé on est très dévoué coupe bi moom yaakaar naa ne ndam rek les supporters yi bindu foo tourné fii léegi ñu ko ndam rek mais nag bu jeexee jeex na comme nous sommes la doyenne des ASC violence jóge si ñun violence la ñuy laaj mais ñooy gagné coupe bi incha allah. dañuy dem pour jëli coupe bi mais nag bu jeexee jeex na bu jeexee ci terrain bi lay yem y aura plus de violence gis nañ li am ci affaire yi bu dee ñun rek en tant que doyen vraiment wax dëgg yàlla loolu jeex na nous sommes l'ASC maire kon donc violence jóge si ñun incha allah. l'ASC Bokk Jëf joué na 9 finales gagné na 5 finales yi depuis 1994 moo gagné final 1999 moo gagné final 2001 moo gagné final 2002 moo gagné final 2005 moo gagné final mais elle a quand même perdu des finales. ASC Bokk Jëf gagné na final départemental gagné na final régional gagné na dem na final national ASC Bokk Jëf tournoi bu ñu teg au Parcelles Assainies gagné na ko l'armoire est pleine de coupes très sérieusement coupe ASC coupe Demba Dia coupe maire coupe yëpp ñu ngi si kër gi donc namuñu benn coupe mais bii moom ñu ñoo ko namal suñu bopp dañ ko war a jëli incha allah di leen gërëm yéen ñii di leen sant parce que tamit très sérieusement ay jàmbaar ngeen KSTV depuis boobu ba léegi ñu ngi ñuy cherche pour waxtaan ak ñun xam nañ leen ñu ngi dugg ci internet bi di gis seen ay affaire di leen sant rek di leen gërëm yal na leen yàlla dolli suura yal na leen yàlla dolli xéewal yal na leen yàlla def lépp waaw ñun à nous revoir nag après la finale quoi ñu indi leen ko bi incha allah.
téléspectateurs yi nga xam ne ci suba ba tey yéen a ñuy topp fii ci Parcelles Assainies unité 13 ñëwoon nañ ci ASC Bokk Jëf ñu ngi nii di fa jóge di dem waxtaan nañ ak ñi nga xam ne ñooy président supporter bi waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy yenn joueurs yi waxtaan nañu ak entraîneur bi ak vice président bi aussi gis nañ ni mobilisation bi am na doole trop ndax ASC Bokk Jëf ni ñu ko gisee mi ngi pare finalam te caaxaanu ci kon nag yéen ñi dëkk Parcelles ñëpp ñu ngi leen di woo pour ngeen ñëw assister final bi nga xam ne mooy am dans 3 jours muy mardi le 22 incha allah KSTV la woon fii ci Parcelles Assainies unité 13 précisément ci ASC Bokk Jëf l'œil de la lune la woon kon ñu ngi leen jox dig daje beneen yoon incha allah fii ci KSTV